ngi wax asalaamaaleykum waa Malicounda ñu leen di nuyoo fii ci Kigali muy capitale Rwanda. donc ñu ñëwoon fii defoon fi une semaine ànd fekk benn délégation boo xam ne bii commission chargée de l'environnement bu conseil municipal bi ki ko jiitee di Assane Diack nekk moo ci nekkoon directeur de cabinet du maire nekk ci waaye 8 présidents comité de salubrité yi nga xam ne jot nañ leen a monté Malicounda tamit nekk ci muy comité de salubrité bu Pointe Sarène bu Nianing bu Warang bu Mbaling waaye bu Malicounda Bambara Saly Aérodrome ak Saly Médine ak Carrefour Malicounda bokk ci waaye bu Malicounda Séeréer ci amoo yi ko composé yëpp ak Malicounda Wolof amoo yi ko composé yëpp ak Falox président comité de salubrité yooyu lañ fi àndaloon xëy na yàlla mën nañoo suturaal bu ñu fiy ñëwaat beneen yoon fekk ñu monté yeneen comité de salubrité ci yeneen dëkk yi parce que bëgg nañ mébét nañ fii ak 2 ans incha allah bu ñu doxalee ak 8 comité yi ba am ci résultat bi ñu bëgg yeneen dëkk yi tamit dans 2 ans ñu monté leen seen comité de salubrité fekk am nañ expérience bi ñu soxla woon ci ñi jiitu ñu ñëwoon fii amoon objectif benn muy Kigali ni mu mel ci wàllu cet ci wàllu ni mu dëkk bi amee ay garab te naat ci wàllu sécurité bi ni mu fi amee ci wàllu lu bari nan lañ ciy xoole nan lañ ciy sukkandikoo ñun pour que ñun tamit bu ñu amul lu ni mel Malicounda tamit ñu am lu ko jege donc loolu nag moo nekkoon solo voyage bi ñu tàmbale woon ci dem ci maire du dëkk bi nga xam ne mooy maireu capitale bi mu recevoir ñu boole ñu technicien yi wax dëgg yàlla Kigali dañoo mel ni ñun ak Sénégal benn lañu ci wàllu mën a dalal gan ak ci mën a toppatoo gan ñu ciy jaajëfal waa Kigali maire bi ak président bi ak ñëpp ñëw bu njëkk bi bis bu njëkk bi ñu gisee ak maire bi ñoom ñu wax ñu li nga xam ne ñoom bëgg nañ ko liggéey ñoo ngi koy liggéey depuis 1994 ba tey te ñu bëgg koo continuer ba fii ak 2050 liggéey boobu ci lan lañ ko bëgg a tënk ci lan lañ ko tënk ci ban plan ñu won ñu ni ñuy tuddee schéma directeur loolu ñoom ñu won ñu ko muy mébét boo xam ne bii bëgg nañ fii ak 2050 ci kanam Kigali nekk dëkk boo xam ne bii ku fi ñëwaat dootoo ko xàmmee ci ni mu mel tey bañ koy coow loolu nag nekk lu am solo loo xam ne li dafa sukkandiku ci ñetti bànqaas benn bi njëkk mooy ñoom bëgg nañ Kigali nekk dëkk bu gën a tee set xam nañ ni moo gën a set ci Afrique mais ñoom xeeb nañ ko loolu nag liggéey boobu nag fañ koy sukkandikoo mooy fexe ba population bi yëpp impliqué wu ci li tàmbalee ca dëkk ba gën a ndaw ci biir kër ya génn ca quartier ya ca village ya ci commune ya nekk ci àll ba ci commune bi ci nekk ci biir dëkk bi ba ci président de la république ñëpp impliqué wu ci ñuy def li ñuy tuddee cleaning day mooy li président Macky Sall di def tey ci Sénégal waaye ñoom ñu koy defin boo xam ne nag daanaka kuy doomu Kigali rek kuy doomu Rwanda rek obligation la ci yow boo ko deful alamaan sax day dal sa kaw setal yi ñuy def fii ku ca bokkul dañ lay alamaan loolu may ne leen tey mu doon dëkk bu set wicc mënoo dox ci mbedd yi ba gis xobu garab doo dox ci mbedd yi ba gis da nga naan sax ndax fii am na suuf si nekk ci tali doo ko gis pepp suuf doo ko gis ci tali yi waxuma laa nag ay salteek ak leneen ak leneen mu nekk royukaay ci wàllu cet waaye ñoom am na cet googu beneen niveau bu ñu ko bëgg a àggale fii ak 2050 mu nekk royukaay nan la ci Malicounda bëgg a royee dinaa ci ñëw plus tard beneen point bi nga xam ne ci la Kigali sukkandiku pour bëgg a defaraat dëkkam ba tey di mu nekkee royukaay mu gën ko nekk fii ak 2050 mooy mu nekk dëkk bu verte bu ngeen xoolee film yi di ngeen ko gis góor googu muy monsieur François présenté nañ ñu ko nee na moo fi njëkk a samp cocotier ak palmier nee na Kigali xamuñu woon loolu dëkk yu mel ni Sénégal dëkk yu mel ni Côte d'Ivoire nga xam ne dañoo sës ci géej fa lañ jëlee seen i cocotier ak seen i palmier ñëw samp ko tey Kigali ba boo xoolee Kigali da ngay foog ne fi la cocotier ak palmier fi la cosaanoo te fekk demewul noonu dañ koo jëlee ci suñuy dëkk ñëw samp ko rafetal seen dëkk ba tey lépp mucc ayib verdure boobu tey foo dox ci Kigali da nga koy gis beneen point bi nga xam ne seen dëkk bi bëgg na ko sukkandiku pour nekk dëkk royukaay gën a nekk dëkk royukaay mooy dëkk bu am sécurité loolu nag tey Kigali fu la amul tëj nekk amul dara foo fàtte sa bagage boo fa defee waxtu bàyyi ko fa boo dellusiwaatee fekk ko fa doo fi gis sàcc doo fi gis agression doo fi gis nit ñi ñu rey yu bon yooyu ñuy dégg léegi te mu bari ci suñu dëkk amu fi. dañ koo teg ci ay compagnie de sécurité yoo xam ne dañ koo samp commencé ci biir dëkk ya dëkk yi visité nañ ay dëkku àll waaye waa dëkk ba ñoom ñooy cotiser di fay seeni policier di fay ñi nga xam ne ñoo leen yoral seen sécurité dëkk donc mu doon lu am solo loo xam ne lii tamit sécurité état kese moom mënu ko mais askan wi ñoo ci war a jàpp li tàmbalee ci kër yi di tàmbalee ci village ba ci biir dëkk yi
tey jii fooy dox ci Kigali sécurité la police am na sécurité bu muy def waaye ñoom dañoo am ay compagnie privée yoo xam ne dañ leen di fay ñu leen di assurer la sécurité ci wàllu cet lay tàmbale wala boog avant may dem ci cet plan boobu di schéma directeur bi nga xam ne ci lañ tënk seen liñ bëgg yépp loolu Malicounda bëgg na ko defar bëgg nañu ak direction de l'urbanisme bi nekk Dakar ñoom déjà sollicité nañu pour loolu ñu lëkkaloo ak ñoom pour ñu am benn plan directeur boo xam ne Malicounda pépp suuf bu fa nekk rek xam dinañ ko tracé rëdd ko ba nga xam ne lu fa war a nekk fii ak 2030 dañ koy xam donc ñun suñ schéma directeur bi ñu bëgg a defar dañ ko bëgg a jox benn horizon 10 ans ci kanam ñu bëgg ko évaluer en fonction li ñuy am ci résultat ñu xool nag ban projection lañ koy joxaat wala boog plan directeur d'urbanisme bëgg nañ ko Malicounda boo xam ne bii dinañ ko tracé Malicounda yépp nga xam ne fu ñu war a def école fii ak ñaar fukki at dinañ ko xam ñu bàyyee ko fa ne lii pour école la fa ñu war a def dispensaire wala hôpital fii ak fanweeri at dañ ko tracé ni lii hôpital la ba kër àdduna di tukki kenn waru koo mën a dagg def ci kër fi ñu war a def ay dëkkuwaay ñu xam ko fa ñu war di bayee ñu xam ko fa ñu war a di defee élevage ñu xam ko infrastructure yi nga xam ne ëllëg ak si biir war nañ ko mën a am ñu xam ko ñu xam ban place lañ koy def mu nekk plan directeur boo xam ne bii dañ koy tracé mu nekk sunu tableau de bord boo xam ne bi réalisation bu ñu bëgg a def fii ak nangami at day fekk loolu prévoir nañ ko ba xam ko 10 jours yi ñu fi nekk ñun délégation bi bokk nañ ci waxtaan xalaat ci xëy na bu ñu delloo nag jël ay techniciens yu ñu ci jàppale pour que ñu rëdd ko nañ ko war a rëddee ca norme yam war a tegu donc leneen li nga xam ne tamit ñoo ngi koy xool ci Kigali bëgg ko incha allah bu ñu demee Malicounda ñu bëgg ci roy mu ci wàllu cet heureusement président comité de salubrité yi lañ fi àndaloon tey comité de salubrité yi am na ci yoo xam ne ñoo ngi fonctionner comme ay GIE mais am na yoo xam ne tey jii amaguñu fonction GIE comité de salubrité yi nekk diggante Pointe Sarène Nianing Warang Mbaling nga xam ne yàgg nañ ci loolu ñoom am nañ expérience ba tey jii ay GIE lañ bëgg nañ nag comité de salubrité yi ñu def dans le nord ñu nekk ay GIE parce que tey fii ci Kigali ay GIE ñoom ñooy nettoyer dëkk bi. beneen volet bi ci topp muy environnement bi muy nan la ñuy fexee ba sunu commune verte je crois que man jàngalekat laa woon jaar naa ci njàngale xam naa ne am na programme bu am solo boo xam ne bii gouvernement bi amoon na ko. ñu tuddee woon ko programme de formation d'information sur l'environnement mu nekkoon programme boo xam ne bii ba mu amee école yi macha allah bari woon na garab xale yi sax commencé woon nañ leen jàngal seen kër yi nan lañ fay war a sampee ay garab toppatoo ko donc je crois que boobu volet lañ ko bëgg a jaaree d'abord par l'enseignement jàngal suñuy doom ci suñuy école def des concours yoo xam ne dina permettre xale yi ci seen biir école yi ñu am ay espace vert waaye loolu ñu leen di jàngal ci école ba tamit ñu mën ko transférer au niveau de leur famille pour am ay espace vert. au niveau des principaux axes ku nekk gis na diggante Mbaling ak Nianing lañ fay def ci wàllu espace vert bëgg nañ ko renforcer gën ko defar ba mu gën a rafet ñu jàllale ko ba Pointe Sarène mais ak su Malicounda bi tamit ba croisement Malicounda ba commune ba tamit gis nga liggéey bañ fa tàmbali ci wàllu espace vert bëgg nañ ko renforcer boobu tamit ba mu gën a fees ba mu gën a baax ak su Falokh ba Kër Balalo ci rond point Kër Balalo bu bees boobu tamit bëgg nañ mu nekk espace vert boo xam ne bii référence lay doon donc je crois que loolu mooy li gën a primaire li nga xam ne wala la ñu war a tàmbalee mais ñoo ngi am daal yéene ci 10 ans suñ commune nekk commune boo xam ne bi boo fa duggee di nga gis ne set na waaye di nga gis ne verte na donc beneen volet bi muy wàllu sécurité tamit bëgg nañ ci investir donc suñu plan d'action bi nga xam ne dañ ko élaborer donc am na volet sécurité ku nekk xam ne ne Malicounda am na ñaari brigade de proximité de gendarmerie de proximité bëgg nañ travailler en étroite collaboration avec les commandants de brigade pour que village yi ñu gën leen a renforcer seen sécurité pour que sàcc ya fay am ak agression ya fay am ak yenn banditisme yi ñu fexe daal même bu ñu dee jël ay sociétés privées boole leen ak gendarmerie yooyu ñu xool nan la ñuy liggéeyee pour que suñu sécurité ñu renforcer ko donc beneen bi ci mujj muy zone économique spéciale bi nga xam ne gis nañ ko fii Kigali jàpp nañ ne Sandiara def na lu ni mel te macha allah am na réussite bu jot am daañu waxtaan ak maire wu Sandiara pour que ñu xool ci sunu commune déjà xalaatoon nañ ko ci ba doon ci waxtaan ci conseil municipal bi mais ñu xool ni ñu ko jëmmale ba véritablement ñu am zone économique war nañ ko mën a am sunu commune parce que am nañ suufam donc loolu nekk ay volets yoo xam ne daal déjà yu ci bari tàmbale woon nañ ko xëy na voyage bi daf ñu permettre ñu renforcer ko ñu gën cee am lisibilité ñu gën cee am beneen xam-xam ak beneen gis-gis bu bees boo xam ne bii buñ ko yóbboo boole ko lañ amoon am nañ yaakaar ne résultat war na mën a am ba Malicounda fii ak fukki at mu doon commune bu set wicc gën a set ci Sénégal waaye mu nekk commune bi gën a verte ci Sénégal waaye mu nekk commune bi nga xam ne moo ëpp sécurité ci Sénégal waaye mu nekk commune boo xam ne bii tamit dina bokk ci commune yi nga xam ne ay investisseurs privés ñëw nañ fa investir
véritablement ba commune ba jëm ci kanam. programme bi li tax mu amal solo Malicounda nag mooy ngeen xam ne Malicounda station balnéaire bu bees bi président Macky Sall bëgg a tabax ci Sénégal Pointe Sarène la ko bëgg a def Pointe Sarène bokk ci Malicounda. donc ñun tey jii gis nañ ne Kigali ville touristique la tourisme mooy seen première économie te li ko indi du dara bu dul dëkk bu rafet rek neex a xool moo tax tey jii ñu naan Kigali une ville propre verte et sûre. donc Malicounda nag comme dañoo am ambition abriter deuxième station balnéaire après Saly donc ñun war nañ mën a nag suñu commune set cetaay goo xam ne verte goo xam ne waaye am sécurité boo xam ne dina tax ba boo ko tuddee rek ñëpp am envie ñëw Malicounda visiter ko. donc loolu tamit bokk na ci li nga xam ne tey am na solo suñu voyage bi war nañu ko jàngat nañ ko ci. donc loolu rek laa bëggoon a wax ci ay kàddu yu gàtt di santaan ñëpp daal di joxante rendez-vous incha allah bientôt à Malicounda pour que suñu plan d'action bi ñu mën ko dérouler.